traveling has never been this simple in the Gambia. Oh yes, you don't need to visit the GTSC depot just to get a ticket. Just download the Yona Wallet app today and enjoy hassle-free bookings. With Yona Wallet, you can buy your GTSC bus ticket right from your phone, anytime, anywhere. From Kanifing to Dakar, Dakar to Banjul, or up-country routes like Kanifing to Basse and Basse to Banjul, Yona Wallet has you covered. No queues, no stress. Just safe, fast, and convenient ticketing at your fingertips. Choose comfort. Choose convenience. Choose GTSC with Yona Wallet. Yona Wallet. Your money, your way. GTSC. Moving the nation forward. For more information, please call 1124 or 221-1668. Diwli lanni maro lanni fop lanni awa joni mi anda honno gerdeten e ngaldo sabu e ngaldo Ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapitiki nyawloden ha humpondire e makko est ce qu'on non e warude waden no awa ane ko de Ibrahima ma ko to woni mo Amerique ko America woni kare humpitaki fi be musibe men baluwo be andanda kala ko wawda wonde aduna si arrivi e juude mabbe a jonnay do dépassement Gambia har no weebi ayata kadi taw ko mbudi din no jawi walla no jippi be halanta ma ko kala ko falda ko reese sengo nyamete ili nebba maro basal pomme de terre kala ko rewi dom a hendo to har no weebi kadi wona dum don tu be abbe jondira e mobile phone siko dum kadi laptop kala ko wayrode di ay kasbawa be wawma jonnude kadi sa fala humpitade ko weebi ƴettu Google account ma joni data ton waɗa download app maɓɓe on ayiyay kala ko humpima e maɓɓe ton ɓe weeɓi hama ka wonɗa wo e aduna on kala ko wawɗa a jonnanayi wonɗo ka leydi men Gambia ɗo dépense hara no weeɓi hama si ɗum non fof no neeɓi immoɗen joni mi ɗowtama ka place maɓɓe jano waɗen joni iya heɓa ko falata waɗen kisam Santalen tay ni ngeni alade kunda woli car junction after galas Fajikunda the most south ma feka gentleman kam ni mom munna ligam and very respected in the community in this country ko xamne mom say ko gisé rek muy bi ci ligam duñ ko say xamne ligam xamna tam muy def li employé ñu bari xamne ñu ko ligay tay so digal last mu ngeni talks bo bor alors moi special interview with Ker Fatou kamoy las falla starté ba tay aduna yeb ñu ko be diaspora be America be German be Spain be any country ñu ko o pour mu ñëw len jajef la las jaarama thank you for giving us interview tay fekk na dal ko da is the first time ma lamal interview kamoy las yeah las is like my Alassane Diallo but known as Las from which is the nickname bunjele ci suma real name bi yeah so mange definitely like 4 years since madam like a primary school yeah my def when I was in primary 4 yeah sila start because time bobu non after school su teje dara teach so do they am for them koñ bi is like all we have to do pour nekati daw ci koñ bi I'm like okay I have to look for something else like a skill work buma xamantene bobu lay def so at first after sila was my parents like I would like to do tailoring cause I have passion for it so after sila gis ma bena boy mom mu don def tailoring mané ko ne please dama jappalé ñu anda fo indi kan liggéey ko sama bëgg def ñu mané ñew ko sama bëgg fashion
So that was in 2008. Yeah, my grade 4. Sila start let's say suma wache school, ma dey dem tailoring. After from there, suma wache ma dem dara. So I have to be doing 3 things in a day. So I'm on time. So for like my parents here, like you have to go to Dara and schooling, that's compulsory. So tailoring mama si dugal sama baba dal, whereby I have to push myself. So of course at that time we have this mentality like so jehale school you have to look for work too. So magis so many graduates which ñoo xamantene amuñ ton liggéey after they graduate every year ñu graduate from UTG, so from different tertiary institutions. So after student I'm liggéey. So I'm like, okay, I guess skill work will be the best for me. And at time my bugon so let me specialize in this because I love fashion and I believe that I can do it. Since 2008 I've been stick to it. So after Sila living in Suma High School, after graduating from high school, that's where I told my boss that I think now I'm good to go because I've been doing this for years and I feel like I have experience now. And I've been doing more research on the internet, like because before we follow Senegalese, whereby Senegalese and they follow, whereby even if you are a good tailor, they'll let you Senegalese. So, and I said I think I will be following the Nigerians because I see what they're doing, and I feel like the man so let me follow those people to be the best person or to be the best version of me. So I have to be following each and every day, like making research, like cause so buge dara fonga def research cause nit mënulo janga yep mënulo xam yep. Every day you have to be teaching yourself or learning new things, new skills. So at a time I'm like, only you can help yourself in a sense that you have to be upgrading yourself day by day, like doing research on how to create new things because this is fashion every day, and we in a society whereby everyone want to wear something very unique, like despite they having same material with the other people, but they want something very unique. They will be coming like last the gonna create I want you to create a style whereby sumagine everyone will be like wow. So all of that you have they be sure. More than sometimes nowadays, like some of the people they're like, Last, can you sketch something for me? I'm like, okay, no problem. I feel like at night sometimes I have these thoughts in my mind. Let's say, let me do this because the I'm free time, so goodie. So now they feel like, let me sketch something. I explain this is how I want to do it. It's just going to be a rough sketch whereby I will not color it and send it to you because I draw when I was in school, so I'm good at drawing. So that's not new to me. So for my draw, I explain lo buga and lumana buga defal. Whereby if you are pleased, I go with it. If you are not, if you have some inspiration, you can send it to me too. Let's say more some TikTok we my binda fufuno si biography bio be man binda. It's like a young talented Gambino who brings your imagination into reality. Like you having some thoughts in your mind. So I bring it into reality, like showing you this is what you were telling me. So so fashion is like you have to be creating, developing your brain daily. Before, so Nyokati feels like they only do what they learn from their previous bosses. So so sure, you have to be thinking daily. I want to upgrade sababa pour bring new things because world buying advance, and I expect you to advance your brain too to be doing new things. So it's good nit dila wax lumbuga nga issue into existence. Because ñeneen then have passion for fashion, even they are not tailors or they are not fashion designers, but they love to create. So you have customer you have no mail. So then they use you have a so after you bring it into existence, it's like it's good overall unique. More than sometimes they buga they share ideas with the customer. Pour muna ham yo lo buga ak noko buge pour defalo. At times da nga ñewal nit mu ñew mu ne la ne dedet buge ma ko ni nga wara start fresh. Only if you have patience, that's the time you can do this. When doing tailoring, you have to learn patience too.
Yeah, so alhamdulillah. So man, I don't argue with customers because customers are always right. Customer service like what is one Yeah. of the best customer service. Yeah. Musma Roma fi ma pega last me wula customer. Mun na ko si like man yaga osap sambil and very down to earth and very respectful person. Xam nga musa liggéey nekkul le man la pour lu ma gis fi la dëkk fi la lo ma every day may xool li nga lay liggéey bala maa ñëw na ma investiguer sa mbir ñu bari wane suñu laas naka la lay liggéey and non come on jarul ma wax loolu si caméra loolu secret la loolu bala kenn mu la doon ko fi am laas ñu bari na ma ñëw jigéen nga ne nga naa def dan ñëw góor Yeah. lu tax nga choose loolu Yeah, dama choose ñëwi jigéen over ñëwi góor because of ñun fii jigéen ñoo de gën a solo and ñoo la day gën a keep busy like daily and ku nekk ñoo kat bu nekk bugga naa busy like daily. Yeah, cause ñëpp ñoo la ñoo ñaan and if you are known for sewing for girls so boobu nga de gën a am popularity boobu dañ la de gën a recommend to because of fii jigéen daal ñoo moom sanse góor yu dee solo is like few and góor yi seen coono yëpp pour jigéen la yeah you hustle just for the girls so loo fii loo mu di hustle pour jigéen la so moo tax ma am like okay I guess ma focus si ñëwi jigéen moo gën a am important and moo ma gën a jàppale in the future because ku nekk dafa bëgg a develop boppam come as soon as you can before you get old understand because loo mun tey ëllëg doo ko mun energy boo am tey doo ko mun ëllëg so you let's say loolu laa de ma ne inshallah I have these thoughts whereby let's say in the future mun na am a school a tailoring school whereby I'll be teaching people how to sew or be having a company whereby I'll be sewing so many things nga ko export yeneen yi nga ko display si dëkk bi so yeah I have big dreams there inshallah. this year Tobaski Allah yow moom amul Tobaski amul yow moom laas moom amul Tobaski amul dara amul julli laas is continuously busy but you know dafa seer de eko laas yaa seer de eko laas yaa ne bi na charge ke borle bali you have the best dough you have the best quality eko na kare fa na lay kontaan laas always be laas ñaw fi sa ñaw right now naka la mel fii I hope it's not costly aduna ñu laa xool diaspora ñu laa xool I don't want to keep you long here because yaa ngi busy so su julli bi la nekk waaye moom am dañoo ñëw one-on-one interview loolu dafa nekk special after julli ma amal la one-on-one interview right now yaa ngi busy you know customer ñu laa call so I don't want to keep you long ñëwal la affaire like ñëw bi di seen naka la mel Tobaski bi you know outfit yi la moo génn you know right now la mu nekk si table bi like yeah time bi nii la say yére julli yu bari is like dañ nekk di create guy because of ku nekk daf dee bugga am lu unique si julli bi understand nga ñeneen du dee bugga copy styles from other people it's like dañ dee bugga lu ees something new cause julli la xam nga some people are like julli be julli dañ dee solu so loolu moo tax ñu dee bugga lu nice and maa amee yu bari yu ma ñëw ba pare am which léegi yooyu ñëw nañ ko ba pare te seen borom jël nañ ko because of julli bi jot na ba pare so whereby like I will have to display it after Eid inshallah like hangal for now you cannot display send outfits because solo guñ ko yeah so more but I have took so many videos of suma costa so am yeneen yéen xam ne vidéo xam ne moom li la ci la am na yeneen vidéo na ko so yeah sure I have a lot of videos and yeah nala share yeah sure inshallah yeah thanks to each and everyone cause some of them is like then they call in we used to order from Senegal, Nigeria or the other country but it's like you are a Gambian and I'm also a Gambian so I think I have to support my fellow Gambian so mota damade over la tangay and even it suneke of my jail time to create whatever or pour guy happy rek dama ko def cause xam nga cause is easy wood yeah last day for me de sure it take time sure jël brain yeah jël time benn page mun na jël more than 3 hours to 5 hours yeah yang go tomato but you need brain sure da nga war am patience because léegi soo ñëwee dafa it's like a collaboration whereby soo ñëwee da nga kooku dafa war a def fittings if su nekkut fii nii soo ñëwee da nga ko war a won comme detailing si everything cause dafa war a am beading so many trimmings yoo xam da nga ko fa war a def so da nga ko war a won yëpp on record on a video whereby if she is pleased with it that's the time you can take it to the GP or mu send relatives bu ko ñëw jël si but if not it's not going cause dañ dee bëgg a gis seen yére before mu jógee si shop bi yeah cause to make sure everything is intact yeah so but
alhamdulillah daal it needs patience. soo ñëwee stade boobu soo ñëwee yeneen stade da nga ko mën a amee exactly ba da nga ko mën a amee exactly da nga am magic. No, it's not nekkul magic sax it's like am nga so experience from so many type of ñëw so pour nga ñëw yeneen ñëw du dee difficult understand yeah because of experience is the best teacher because it teach you new things understand even loo musta def sax di nga ko mën a def because of you have experience similar designs of the one you wanted to create so loolu moo tax comme always nga war a develop sa bopp di jàng cause nit mënuloo xam yëpp te mënuloo def yëpp te an mënuloo ñëwal ñëpp tamit cause ñeneen de la koor nga ne gars da nga busy and they are like jàppale ma so I wish ma mënoon a ñëwal ñëpp yeah cause su ma leen ñëwalee dina am xaalis but su ma demee ba ma ne la mënuma rek xamal ne like mënuma cause mënoon naa ko jël téye sa xaalis téye sa piece of time nga soxla ko doo ko jot which I don't like nowadays daf ma dee disturb before that nit yi dama dee different fii dama dee bëgg a please everyone and I end up failing some of them so which I don't like yeah so last fii après bu nekk last moom if you get basa ñëwee fii mooy sa baay mooy sa yaay and everything moo ko jox gaayam koo gis mu ngi sawal mu ngi liggéey last fii amul caaxaan soo ñëwee fii da ngaa liggéey o nga dem waaye da ngaa lekk ba suur am fi nga tëdda ba fi nga tëdda da nga have everything ba liggéey mooy yëpp lay dafa am fi loolu jabot xam ne moom daa different villages across the country ñu ngi liggéey ak moom fii soo ñëwee amul fi saay de da ngaa liggéey de da ngaa mun liggéey da ngaa mun métier nga liggéey and that's showing ko ngi am lot of Gambians and they are all Gambians so last thank you so much programme interview bi and I'm so happy lu nekk first interview bi xam naa busy customer yi la call is it time julli bi I don't want to keep you long here thank you so much for going to be interview thank you so much kontaan naa thank you so much yeah seen bi tur bi na tur bi Bas la Bas Tandian Basiru Tandian fekk na fi yaa ngi ñëw yaa ngi liggéey ak Aliou Fall stade sport bi yaa ngi ñëw yu rafet yu baax loo mën a wax yaa liggéey ak Aliou Fall naka la mel waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonente bi ñu ngi sant suñu kilifa ñi nga xam ne Aliou Fall ci lañ xamante mooy dama nekk Sénégal mu xaw a metti lool ci man ma am benn rakam boo man ak moom xamante nañ lu yàgg mu boole ma ak moom ma kóol ko wax ak moom bi ma waxee ak moom wax dëgg yàlla ni mu waxee ak man it bi ma dikkee loolu laa fekk muy kàddu gu rafet kàddu gu baax dalal ma ñëw wax ak moom bi ma dikkee it wax dëgg yàlla yàgg na maa liggéey ak nit embauchement gis naa lu ne dund naa lu ne waaye wax dëgg yàlla depuis ma commencé nekk moom li mu waxante woon ak moom man lépp ba tey amul lenn lu mu ci def te wax dëgg yàlla depuis ma ñëwee feeg léegi gis naa ne sama xam-xam mi ngi fiy gën a yokkee te maa ngi fiy gën a jàngi lu bari te wax dëgg yàlla lépp loo xam si daal patron mi ngi koy defal employé am wax dëgg yàlla mi ngi ñu koy defal te mi ngi ñuy taxaw ci ñun muy man muy ñi ma fi fekk damay toog mu yàgg ma toog wéet di xalaat man li ma def fii nii bu ma ko fi njëkke woon heure bii nii waxuma la am sama yëfu bopp waaye romb naa fi ma toll ne wax dëgg yàlla depuis ñu fi nekkee léegi amul leen lu manqué dangooñ ba tey bu ma dara dalee sax day génnee ci xaalisu boppam jox ma ne ma am dima jënd te loolu tey ji bu ko neexoon ne damay liggéey mu may fay kon lépp lu ma daal sama responsable la war a doon ma may war a dem jëndali sama bopp garab
waaye loolu lépp amul moo teewul moo ñuy toppatoo dama ko bañ boobu ma xëyee sax ndékki li am dama koy xëy di ndékki sax bëggul sax ma jënd ko loolu sax bëggul sax ma jënd ko loolu kon loolu képp lu koy defar rek xamal ne kooku amoo fayam daal kon daal amuñ leen loo xam si daal mën nañ koo sikk na dëgg yàlla jàmbaar dan na nag doomu ñee nag kenn du ko ñaanal rëy danga koy ñaanal gudd fan waaye tànk yi ma gis ci moom ak wax dëgg yàlla moom laa gis it ci rakkam ji ma booleeg moom te it bi ma dikkee man bi ma gisee kii waajuram ci laa xam ne kon kii nii tey bu melee beneen melokaan bu dul bii mu mel rek kon de sa war a fàqu wet tiim ko dóoru ko ndax wax dëgg yàlla papaam ak yaay ma leen fekkee ni ma leen fekkee kon moo tax nga xam ne comme kii nii lii rek nii rek la war a mel ndax dañ ne jaan kër lum ndaw bu la màttee des na ko lugg kon tey jii war a xam ne kon Aliou Fall népp nu mel rek kon grand mos de papaam la ak yaayam ñoo ko yar kon nii rek la mën a mel te am ne dañ ne neneen nu mel daal da ko jéggaane daal lii mooy li mu war a te wax dëgg yàlla it atelier bi ñu ngi fi amuñ benn problème amul lu fekk kenn xaar ma yàlla ku am soxla tey boo ko waxee amul mi ngi lay fay amul fayu la du tee dala koy jox man mosuma liggéey ba kalkin ñaata laa liggéey ak moom ndax lan bi ma dikkee ni ma dalalee man damay dem ba xam si sax carrément man li ma koy wax pour mu envoyé ko samay soxna wala leen man damay dem ba xam si ne kon kii ni tey est ce que bu ñu demoon ba kalkin man ak moom nekkul ne man maa ko war a doole xaalis waaye déedéet ak lu ma la man di envoyé tey jii du tee tey jii boo toogoon di régler yow dina la defal loo xam si dafa lay leer yàlla kon kii ni kon li mu génnee di la ko envoyé am na loo xam si du ko bind da koy bàyyi kon kooku noonu kon tey ji amul leen loo xam si tey ji man nga koo waxal kon tey ji amul benn emploi boo xam si ne man nga koo sikk wala benn emprunté moom man nga koo sikk ne wax dëgg yàlla jàmbaar la te bañkat la kon tey ji fi mu ne li mu yor te mën naa amee métit tey man bu toogoon fii seen ma toog xaw a kii tuuti rek da ngay seen mu jóg jugal nga dem wuti ji garab te nga dem tëdd noppal loolu xam nga nit ku la koy defar rek amoo fayam moo tax wax dëgg yàlla damay dem ba mujjee sax damay am kersa bu ma dara day metti sax damay mujjee am kersa yi tëdd ndax li tax ma tëdd mooy ki am si ne daf lay defal te doo ko laaj kooku boo tëddee rek da nga koy perturber quoi moo tax par exemple doo bëgg sax tëdd waaye bu xoolee sa kanam rek moom day xam si ne yaa quelque chose am na lu la metti du bëgg nga toog liggéey kon jëmm ju mel noonu boo la ko yàlla boolee rek li nga war a def mooy di ko ñaanal ñun nag xañ na ay ndaw ñu xeebu lañ nag waaye waat naa ko ci Alxuraan ne ak ci njabootam du am kenn ko xam si ne dana génn mukk bay tàllal loxo barke Alxuraan ndaxte dañ ne nit ki li nga ji moom ngay fayeeku moom du sonn ak njabootamit barke salaatul faatee duñ mos a sonn ndax seen baay da koo ji ndax seen baay tey ji nii amul kenn ko am si mën nga yëkkati sa loxo ne ameel na ma nangam bu nit yëkkatiwut loo xam ne ameel naa ko amul ku kenn ku ñemee yëkkati loo xam ne ameel naa ko man de xëy na defagoon naa fi ñaari at waaye jikko ji ma ko fekke woon ba tey moom laa ko fekkee te saa yu ma xëyee it damay gis ci moom loo xam si ne it damay gën a am confiance pour gën a liggéey ak moom ba damay toog ma yàgg sama man toog liggéeyal kii nii di ànd ak moom liggéey moom ma gënal dem ubbi sax sans place boobu toog liggéey ndax comportement bi ma gis moom ak jikko yi ma gis ci moom rek dafa nekk jikko yoo xam si ne mën naa ne tey jii nii ñu bari jikko yooyu dafa leen a réer ndax mooy gor ndaxte gor dañ ne gor boo waxee bu waxagul moom boppam waaye bu xasee ba wax rek moomatul boppam yeew na boppam kon tey jii gor boo xasee ba ràbbug buum googu li waral doo ci yeew sa bopp mooy saa boo waxee nga jëf te moom wax dëgg fi yàlla dama koy ñaanal yàlla nag xañ na ndaw du tee nga am rëq-rëq waaye dama koy ñaanal yàlla mi mën a taxaw jaam yàlla na ko yàlla gën a taxaw ba nii mu def daal yàlla na ko yàlla gën a taxaw ndax wax dëgg yàlla gor la
te ku fonk kàddoom la te ku ñemee kàddoom la it kon dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla mi am fay daal yàlla nañ ko fayal bi jaay Seydina sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla am nañ contentement baax a baax si moom kon wax dëgg yàlla ñoo gën a kontaan baax. salaamaaleykum seen bi tur bi nag Xaadim Mbaw ñëw nañ fi fekk la fi place Alieu Fall ak liggéey moom yàgg nga liggéey fi almost man every time fi laa dee fekk ku mu liggéey ku xam ne moom every time ak ngi def sa liggéey bu baax kañ nga commencé liggéey Alieu Fall ba tey yéen ngay dem ba tey. Aliou depuis bi ñu dalee liggéey ni nga nii léegi mu mat 4 ans de ñeenti foyes waaw yàgg na moom. waaw nit ku ànd ak dal la daal xam naa ni naqariwut a nekkal daal waaw nit moom bu fekkee nekk nungu naa liggéey rek soo dee jàmbaara da nga koy bëgg pour man loolu moom mooy qualité yi ma gis yi ma gën a fonk ci moom daal waaw moom na nungoo liggéey rek nit moom bu nungoo liggéey rek man pour ma nekk ak moom du jafe. da nga nangu liggéey saa yaa ngi ñëw xaftaan baat yi rafet yaa ko dee ñëw fii uta nga cuus ngi ñëw ko xaftaan. dañuy jéem rek des fois dañ ci nekk ba sonn rek mooy loolu. boos yi moom da neex dara dañ dee yuuxu waaye def la nii yow du ma la gis waaye Alieu Fall da ngeen respecté wana noo daal ku xam ne moom fi ngay tey fi ngay liggéey loolu nekk la ñooy. xam nga nit moom bu nekkee ak moom bu la respecté rek nga mën koo respecté waaw daanaka ànd bu yàgg moom foo ko fekk rek ay nit ñu respectante rek ñoom ñooy mën a nekk benn diiran bu yàgg bi noonu lay demee rek. xale yi ñu nekk fii Jonathan Star liggéey ak Alieu li nga loo war a wax gars yi. xale yi xanaa ñu gën a góorgóorlu rek te xam ni métier moom yombut ku ci nekk da nga ciy xar sa tànk tubéy rek boo ci sonnee rek yàlla dana la da nga ci jariñu waaye su fekkee da nga nekk ci athlète war a mën a respecté nit ñi nga fa nekkal te joxoo leen benn respect it daanaka métier bi ni mu war a duggee ci yow sax du dugg ndax ki nga xamante ni benn patron toogul di jàngal benn apprenti métier su ko defee léegi yow boo ñëwee da ngay fekk ñi la mag te nekk ci biir place bi ñoom ngay respecté soo leen respecté ñoom lépp loo xamante ne xalaat nañ ko te xam ko ñoom ñoo lay orienté naa la nii ngay def nii ngay def ndax kii mënut a patron place mënut a nekk di lijjanti clients yi di lijjanti gone gu ci nekk machine bi ngay toog naa la defal lii defal naa kon soo nekkee ak ñoo xamante ni ñoo la mag ci métier mi lu mu dee boo leen déggalee rek ñoom li ñu xam danañ la ko mën a bàyyee incha allah. tur bi nag ndaw nga yaa ngi jàngal métier bi nga ñëw stade jàngal métier sa mag Alieu Fall métier bi naka la mel fii. métier bi dem naa ba décroisé wu bàyyi naa tamit suma school ndax métier bi because moom laa bëgga waaye nag lu ma dugga fii nii rëccu ma ko de ko bu nga duggee fii ara da nga jàngal nga xam ne moom baax na. waaw mu ma jàngal mu ma teg si yoon tamit mu ma wane yoon bi nii la ak nii. mel mbaa nekk boos xam ne moom dañ dee nekk def ni naka sa boos naka la mel. suma boos xaw naa tàngare waaye su demee ba si biir rek daf dee bàyyi mu seera waaw waaye yow soo nekkee ku yaru daal doo comme soo duggee fii daal doo ko ruccu daal.
jigéen xam ne dem bëgg a ñaw bëgg a jàngal métier ba ne ko déglu seen kaddu boss yi lu mën a wax gaay ah comme ñuy góorgóorlu si métier bi rek ba pare ñu am si confiance waaw ndax loo bëgg a moom soo ko defee rek di nga si am njëriñ waaye soo defee loo xam ne bëgguloo ko doo ko musa mun moo tax parce que man dama yaaga bëgg a ñëw waaw. kulina boy ito dum nom isali boy Jallo après nga tara jang ening alu falbe do ko la isobere do ko la bage ening alu do ko start nyaadi alu na do go start kugele kamin dinima menu jande so atele kulu sonda ako ku kendo kenne sonda aga good idea dina e ba ko ke nyaadi so ufana na ta nga follow so for sending alhamdulillah ali so minna mba tendu mba je ka wala ya ngay bisi di jabante ligi bi metti na ñew easy wut lu mëna war sa yeneen yuutu ya xam ci dëkk bi ñu bëgg ñew lan advice am gaay advice bu na gaay follow sen kaddu boss rek follow loolu after lu métti rek su yàggee one day loolu dafa bay loolu am pour wax gaay am ito famdu jabat wadi bijang ibe pisin karola edin ila boss be dogo min dal falti karol be nyaadle mun to man ya commencé no janko bi alhamdulillah e fala bloqué da amira la nak bod mol ba fenga kan be ala tendu kala nak so inya ajal karolo mbakande do mani munyone ini ngela boss dogo stage nyaadle ila boss be nyaadle mo nyaadi non apande amande ya bag mo nyaadi non mo kendo len na mo kendo la ka mo ma ko len nak baage fo so ye nya jele de amiral na biri nga karalo commencer ya nak baraka on va support le vent fo se nga karalo no le be ala tenu kala nak karalo be nyaadle ko la koleata mecho be nyaadle koleata bari ke munyale nak wala nyaadi dake no dake la no ni me munyake dake la no nike jumala milalan ko fana bi kala boss la kawala moy ibe ka fem fo ne boss jamunte ibe ka nyama ibe mu defale ike la boss moy na ike yala ike fingre ike munya rek karalo mu da karalo is very abeda dale nak ni ala mejo no wala mfengo bedi abana Costoral pela costo sa de kono ndimo la kala la muso min bijang grand bante bala kala lal ker fa la kala lal min kada binde sengoti muso mi alon ko ay hajolum bak muso mi alon ko ko fara la business wala
amanke wax wakati lila nyawol mene kala lay abgana ba kana nyama nay lu foye ullo ha kala nyama adu mo fele me ala kala no baki wato ko ngam fuda fadam ma na ka jasudo lasia sunga soro kan nyani bisya be nyadi de ba yalon diamo ba hanyo la baki ba biya be diamo la minta ngi bismillah ket fatu gaji ko karalla gaji ko karalla la mi fada karalla bi je ko man do mo lay nyawal ma tax ba nga am buba nga ñëw jam fama di ñëwal buba wala aduna loolu la loolu amul solo mbo diam la minta ngi bismillah ket fatu ko jina sun ko solo bonna solo ko to man na de ko ngeen sere ñaw de di kalbe sangal ling ala wala bagas ba ser ñaw ba ser minta afa mo le karaw be ñaade assalamu alaikum mbe gambian kolbe kontana mbe ker fatun kol kontana ntelem binta sengo borom kam subscription alam fati yen ñinin kañin ko momen mbe kontaan la pour que ijaabi ji parce que sainten tonya kol mantara isiri bagasol seta kaspa o seta plasol seta sai woto kararo ñu ni wo seta manyana ka complain baake wala ko wala ko wonta kere nyaaji be bayo da seta marse kono ina karo fran ñu kamin spend bayo kundo almost 25000 ko spend no bayo kundo e kala nyimala kam so la kalo wata be nyaadle jang because nga kan so kala kalo mashallah ane ka lila am la ka jale ki makoy am ito musodi e kam ma mako jam mi yalan ko daga long ket fatu yalon et la kalo be nyaadle ok karalo parce que niaji be bi ni ko karol do bi 25000 be je molla soto bulol mankiring ndung jang mo be mudimba ayati yolti mo ka kutay fangala somday ka karalo ke do en jane fang ayna kumboye hani taranso wata direla yana yo wala karalo diala akoyen kombita sama bine itaje la kotek yal no o mantol fanan febo amanna karalo samba nyaatu sen akole abata ntola karola anin dimbayati la karalo nak bi tonya karal daman dia parce que bagasol daman dia bot hanamadi ni nata nyame ini la soto bulo ini la fen ko kajibe parce que karolol mankire bot karolo karabiye momo biji nga traile na jibe ebe min soto no la pour yo soto pour mo be content kam sos be mo be lenja musori isa fono kalo dibinta en kelo do ko la isa fono ko man sen dangano ko leta dibinta bali ko hanen nta musodi ma meso ko dimbale be mbulo kono ada min metlo amelon e ko fara bakay karola musu karalo ya mu nyaadle musu la karalo len kewol ifte fondam place do bari dimbol be do ko franna o karalo be nyaadle fo fe niaje fama jiolen anin kulwo anin tenko parce que nte niaje jang hanini apparentel natine ngamin folo foye pesen soto ye kulwo soto ye fama jio soto parce que do ko nyen tele na laftala komba kelala woto adimita nyawnya natata nyawnya mu ñoni sabaro mbe wala ta parce que niaji be ntol be man daji ko kilon soto momo bota dulal to inata bot ni entarje kam ko bakilin fakile mu ne wo sabu fama jio anin kulo anin tenku kiliano do inata kan nyawnya nyama nka trele fo e kontaan ngombe bondilan kan nyame wanatina america no be nyaadle diaspora fanan ke fele be jibe la dunya be jibe kan ila diaspora service be nyaadle ko mi be diaspora sanda la fa bawla jonjon e bloco no wala service be nyaadle fanan ngofna ka jawla alhamdulillah ni ye bi ndeta da kam so stata fa dun ta bay wa fo kono because itol layatina katu ko bi nin momin nene me jamelo comme ay moy midel to katu me ker fatun kol kontona baake me kontona be buwa gaji ko kontona buwa gaji ko me kontona baake be ker fatu kontona be anti fatu fon kontona musuma la ñëw wa ma ngi ñëw wa baax na jërëjëf wa mbe buba gaji ko konton na baake mbe anti fatu fon konton na kan nenen ma na ma ñoje bot sa fayen ko bay ne konton baake bi neaje ndunta bay wa fo kono ker fatu mon leat na ndunta bay wa ko kon parce que kam mo jela en kolna amman na no soto nenen na ma ñolo because of ker fatu yemin fona karoto wonan na ay confidence soto ayala kodo nyika mi mi bi mombe wuli mo kile na wultan sabo ulta lulo pour e bayota ya karay anene meje lanno le yatina ndun ker fatu mo le yatina wala no nat wona nante fana wakilta say nka bayota nka wafi pour la kalol kaka lit ni min fonen ka mexo lay tarambulu mfon ya wafi ma na karay
e laftala ñami nake o ñama fay futiyel ñina salo karo be nyaadle banna salo ni sunga salo ni banna salo be nyaadle because e ko ñina banna salo karo mankade e ko abone mo dañu banna salo ni sunga salo kada nyaadle kay sa mbe ponna ko no an kala sunga salo ko ani sunga salo kada nyaadle alhamdulillah ala tentora jongoni fo fen sotora ki ala tentuje comme science inten tolla kum kolya damenti courant ko parce que niaje bi courant bi do ka soto le sama dol bu ka soto senten generate man tarambul meda geneto bente bul num batiya suñale generate man tarambul meda to tan akole yatale ndum ntolbe alne Gambia e la kol mu last minute lati sako dimbayati yol maybe comme soto bloqué nyalen anin kolya ko mi mina bibi moy bayonati te sinindi wanyante kala saloti aketa nyawnyan dimbayati yole nka sacrifice baleta pour yaaje ni ente jante kala jane nyin kama ni wol beke la jan nin dol tata dole ji dole taraja pour hanamba di ngole kontaan dimbayati wol ila dindi wol ye kontaan wonati na molka wo beta pour gayol ila tamina ya sotanya batonya tonya amantara isiring hani domande mila fa bawle kalim bandi ko ka wafule mila fa nim baw fa ne ka bele ka ja ya bay kararin bandiwol nke wafile ni min lafta fana yana ne bayo sa ya ka ni mi la bayo fana natin ka karayen mashallah ita ya feltije e ka meso ko mari lumi fe ka meso pa do wato ya wodal ko wota bakel comme ni wato min fone inshallah alala man sabaya to ka trale wato ay si fone la bayo dila pour kana hakil flas mo kana na kiliano kana hakil flas soto na karola o kana any disappointment soto na karola fana woti musumi de banta mila la fa karola e la fa munta bintala ani la telephone number adi fonyo ko wote bale wande ene nde fellede tabaski dolo de ngami do hansa ko kandiming okay mba fola funding kili musuke comme mecho mo monene mecho mu feneti ni tata dawoda isa kenole mba fola musol min fana yalon koy be siri ilafta mecho kala amu karalolti amu ko bolte amu kuwoni kudoti mecho nena mang monene ni min lafta kante mil be mbuluja comme mo jamal bije sante ka classista mol ka fane fan classista yedinol jonde bot comme dol bije e la background ni na jibe in case e fenke ni la mol yenati ne buka hani fenni nen ke bulu e ka taram bulu jane fo e fane karolo ke nyami yeta ya no e fongo ye fane ta na telephone number walen 2410641 mbe 2410641 ni nata fo costarol Serekunda ning Westfield motol costarol ne ka bo Serekunda force isa so ka min solo jan nefla titagol marama ka ko dum wala force second stop e bolo hade mbe wala to ni natare ni ko Kamsos Creation mimu binta sengoti ni ala bitiko nyenen kare nyaabe tilindi loptano le ka famille free mind clinic ni nata jire ni binta nyenen ka e ben taraja ni man taraja fane ben team mol taraja min joko ko pa os aning Halifa aning dindindol kotel min ben yalon ko e bebi janni be do ko fi place Kër Fatou la yaaga naa ñëwal waa Kër Fatou fi place Kër Fatou la yaaga naa ñëwal waa Kër Fatou tey soo gisee ma nekk international waa Kër Fatou ñoo tax ma nekk international di leen sant di leen gërëm lañ Fati ma laa gërëm di la sant suma broda Buba Gajigo ma ko gërëm di ko sant ak num taati sa driver bi encore sifo man ko gërëm di ko sant ak cameraman bi man laa gërëm di la sant di leen wax jërëjëf di wax anti Fatou ne jërëjëf waa Kër Fatou ci kaw ci kanam am sembi tubina Pa Ousmane Seck
machine bi di daw design bi mbaa jigéen ñi tàngul affaire yi. waaw affaire yi moom muñ la rek parce que yombul parce que dafa nekk li nga xamante ni ku nekk ak ni muy ñëwee ñëpp bokkuñ xel ñëpp bokkuñ ni ñuy xalaatee bokkuñu xol ku nekk ak ni ngay ñëwee waaye yàlla def na ne sin sista bi moom yàlla may na ko loolu jàppale na ko si loolu ku ñëw ak no mënta ñëwee rek dina xam naka lay doxalee ak yow waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que fii moom ñun nekkuñ fi liggéeykat ñun rakkal leen fi waaw parce que biñ ñëwee ba léegi nii daf ñu xëjal place bi soo ñu ñëwee fii fekk ñu fii ñu ngi liggéey da ngay foog ne comme place bi place yi famille la parce que moom kaneen su fi ñëwee sax daf naan Pa Ous kii salanda ma ne ko suma mag la ñëpp xamuñ ne comme daf ma jël liggéey dañ téye ne ñoo bokk ndeya baay parce que fii la ñuy toog ñu kaf ñu reetaan lu ma neex xoolal suma biir mu ngi nii lu ma neex laay lekk waaw moo tax nag lu mu bugg rek dinañ ko def waaw gis nga moo tax ku fi ñëw di nga kontaan dinañ jaay piis dinañ ñëw piis jaay te loo bugg rek dinañ ko def loo bugg si ñëw soo ñëwee fii. Assalamualaikum mbaɗigol ngari konton ɗon ngari bisimillahi kadi ko fanan ker fatou ni ngeni dem special interview bit anola yomman kamne moom mu ngi def lu baax si dëkk bi mu ngi daan dooleam mu ngi employé la people here mun na def leneen mu dem baaku yi o mu dem yuro mu doon toog foofu mu doon non fii la moo stay fii la moo liggéey salaamaaleykum ñu bari na la xamee tur bi na ba tey alhamdulilah adduna bi ñu ngi wax jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu naa leen di leen jaajëfal tamit si seen teewaay bi welcome to Sohna's Creation once again man fii la barab bi nekk so as a young Gambian too by the name called Said Sohna nekk fii as a young one di try to everyone anyway by the way ngeen bala woon na wax bi baaxul na bu baax a but I'll try naka la ñëwee ba tey nga àgga fi nga àgga ñaw yi baax yi design yi correct yi ñaw yi set yi place yi baax yi naka nga ñëwee ba tey nga àgga fi nga àgga fa nga starté foundation bi jërëjëf question boobu naa koy yaakamte tontu trop and I will be very grateful to tontu loolu tamit lii lu yàgga la depuis temps bu ma dem school maa ngi ko boole ak métier bi tamit xam nga exactly comme lu gars yi di wax rek mujjewuloo pour sa bi waaye yaxut sa loxo tamit man dama fekk suma elders yi di ko def as in history digga naa my father was a tailor back in days waaye man musuma ko fekkee muy ñëw anyway waaye digga naa loolu so nekk si ground bi tamit di rock toppoo suma ndigali kilifa yi rek xam nga lu ma meen fekk suma brother tamit nekk si ma nekk si ñëw ànd ak moom waaye while si yaxalu ma dara maa ngi dem school at the same time I'm on it so jàng nañ daal comme like Gambian level up to grade 12 do our other things you know what I mean si leen nekk tamit ba sant yàlla tey daal sant yàlla tey bi nga dugg si métier bi nga start ñëw bi loo gis ñëw bi exactly wow it's another interesting field because affaire yi artiste la you know what I mean affaire yi artiste la man nag by the way tukki naa ñëwaat na waaye still now bu ma ñëwee ma ne I have to do it because si lii laa xam te dama war a ñëw represent the Gambia too as I always say on a lot of my words too I represent the Gambia we always represent so that's it musuma yaxal dara by the way nag I always focus on what I'm doing and be on what I'm doing to on the other side sata yàlla tey ñu ngi si koom di ko easy going si you know with the brothers here out inside soo ko xoolee ñun ñëpp ay youth man la inside they're very young talented brothers here most they're Gambians as you know what I mean
because I represent the Gambia. That's always I do, yeah. Lolo is another improvement. See, youth, you know what I mean. I'm a youth man, by the way, you know what I mean. Very youth man. So, I mean, whatever, magi whatever ñu xool comme lu ne dox ñu mën a doxal suñu dëkk bi li ma ko doxal, you know, li ma ko doxal parce que aar bi dafa war a yaatu waroon di nekk all the time di ko jëli si biti non den war di ñëw si corner bi rek kii mu si corner bàyyi ñu dem rek la ko foofu non so aar dafa nekk very interesting art, you know, man, which is very cause right now façon baa ngee dox mu ngee dem bu baax a baax si Gambia bi mu ngee dem, you know what I mean, so ñun tamit ñu ngee try pour jox ko cëram bu baax whatever it asks dañ la koo def. We got the materials and we got the expert too. Yeah, man, I find it like very interesting way. It keep me busy too. I'm see all the time to make sure customers are satisfied on whatever. When they came here, they're comfortable, by the way. That's all I have to say. They're over comfortable, yeah. That's the customer service before, because like diaspora across the country, but the Europe for na side that's the customer service because you don't want to feel. What's that? What's the customer service between you and the customers though? Yeah, we have a very good relationship between me and them, you know. Yeah, because customers they understand and. Pour ñun tamit we always make sure we deliver on time, yeah. Loo xam ne mënuñ koo def rek dañ lay wax ne we can at this time. So bàyyi xel si tabaski bi nii jël neen lu nu mën a ñëw loo xam ne am soone ku képp ku andi ñëwam fii nii yeah you will get it, yeah. Bu ma demee ba up to our level xam naa ne ok lii leen war a mën a jël so bàyyi ñu jël to respect the customers cause yow ñoo la fi taaj nga lu ma mean cause doo mën a jël seen liggéey at the same time you don't do it as they want. You book on time, they don't get it on time. So man, I have no problem with my customers. They're very, very happy on me. Definitely, yeah. And I always thank them too, you know what I mean, because they're understanding, yeah. Jeff. I don't want to keep you long here because you're busy. Time amut customer ngay call. Lan moo war a nekk sa final word xam ne youth man ñu bëgg a def business ñu bëgg a nekk ñaawkat like amul hope. Lan moo war a nekk sa final advice ñi xam ne mu ñuy toog. And mën nga def leneen but like come on I'm so impressive though and we after Julie nama one interview you start from the foundation of the of the last level so la mo la ka safana kado do. Yeah, all right, as the youth people too cause brothers yi and sisters yi cause li fu mu nekk ni amul góor ak jigéen soo bàyyi xel si biir gis nga jigéen ñaa ngi fa tamit and they're doing great, doing very great. Maa ngi employ people even ñu jógee ba France ñëw di liggéey fii yeah ñu jógee ba France am na yenn jigéen ñoo xam ne France gars yi nekk woon di liggéey ñu ne leen bëgg a ñëw seetal seen loxo and they're inside you find them there yeah so okay comme mënuñ koo def daal always knows that you can do it dafa war a try nga try rek yeah try rek soo ko tryee di nga ko mën a def loolu nag dafa ñu sonaloon like a lot of the youth people here bañ a jàng métier bi or bañ a focus on something no which is not alright man I'm a Gambian like them bro, I'm a youth man like them but I was going to school doing the same thing. Yeah, so gisuma ko daal like that difficulties just the only advice I got from the youth people mooy ñu gën a góorgóorlu dëkk bi ñun ñoo ko moom ku géete boo ko si géete gi da nga war a naan si meew bi te loolu mooy dëgg you know what I mean so duñ ko bàyyee gars yi bàyyi ko keneen ak keneen mu ñëw di ko jëlal si ñun so nen try daal toogaay bi amul njëriñ yeah nekk sa dëkk tekki fa wala am fa li nga bëgg a def dafa ne xam nga yeah ko xam naa brothers yi bëri yu ma xoolaan ak sisters yi yu ma xoolaan tamit yeah this is the only advice I have to give to them always know that you can do it always yeah never give up yeah always yeah téléphone number yeah ñun okay location bi mu ngi Sukuta highway you know soriwul dara ak Tipa Garage it's between Tipa Garage and the first traffic light going towards Stone Table yeah ñu ngi soo bàyyi xel am na benn mall bu ees bu nekk si kaw yoon bi rek yeah ñun ñu ngi just building before the mall yeah alright di nga gis signboard bi big Soxna's Creation yeah wala nekk with the young talented people yeah very talented people yeah I'm really proud of my people yeah they're doing great yeah because job bi dañ ko jox axam bu baax soo ñëwee nga xool job bi da nga lay xam ne definitely yeah this is what we're talking about yeah no true definitely because dañ ko jox axam bu baax man bro yeah we try to do our best look whatever lu fa war a dugal loo xam ne we don't mind of expensive we mind it to be good that's what matters a lot man loolu laa ko gën a gisee loo xelaat si bagage loo xam ne people need it si affaire yi ñëw yeah dama la si nekk all the time yeah I don't mind of like getting it expensive just to make people satisfied true yeah so bàyyi xel si biir dugal nga gis nga machine yi moo leen andil yeah I got big machines for them overlock shade everything is you know man they're working yeah because ñëw bi dafa war a am finishing dafa war a am where it start till where it finish yeah step by step la
nekkul ne kii daf ma neex rek moo tax nga toog fii déedéet. You have to know what you do. Yeah, you have to know what you do. That's why people appreciate what you're doing too. So si loolu la nekk I have friends outside. I could employ all of them to come in. No, but si nekkee mënuloo job bi how can you come in? So I will of course obviously take those who can do it. Yeah, small customer service guy is very good. I always thank to my partner behind. She's a girl, but she's a superhero girl too. She always support me on whatever I'm doing. I can say less to her too. Yeah, definitely. So her name is Fatu. Yeah, I always praise her too. My guy, we have a good relationship, very good relationship. Yeah. Nevertheless, before I end my conversation, I have to thank my parents, man. Yeah, those are the ones who, teach me, show me the way. Yeah, especially a brother of mine too. All the time. I can even say he's the founder of everything, bro. It's my elder brother called Babakar Sona. I give big shout out to him. Yeah, Jerejef Babakar Sona, on whatever you do to us, man, we don't regret. Yeah, Jerejef, you should come down anyway. That's all we have to tell you, man. Big thanks to you, brother. Yeah, you're welcome, brother. All right, I'm like 2 telephone numbers. Yeah, you can call on the official, which is 777-3664, or God damn, you should call me on time. I'm then 625. Oh no, 6265 028 exactly. Yeah, so that's the number you can dial us either on upload or wherever. So you're active on both social medias, on IG, Instagram, Facebook, and TikTok. As you know what I mean, people go focus more. Yeah, because you're active about. Yeah, you're active about. Welcome, brother. Thank you so much. Yeah, thank you so much, brother. Thank you. I appreciate it, man. Badul ala baraka bake ngal sen bak ngal jay mili na programme jibe la banda Sonas Creation I mean for wala moyle. Thank you so much madum with my cameraman Aliou ngatin bak nga jay drive for city for sedikan ala badi madlan fati. Thank you so much ala baraka bak. Traveling has never been this simple in the Gambia. Oh yes, you don't need to visit the GTSA depot just to get a ticket. Just download the Yona Wallet app today and enjoy hassle-free bookings. With Yona Wallet, you can buy your GTSC bus ticket right from your phone, anytime, anywhere. From Kanifing to Dakar, Dakar to Banjul, or up-country routes like Kanifing to Basse and Basse to Banjul, Yona Wallet has you covered. No queues, no stress. Just safe, fast, and convenient ticketing at your fingertips. Choose comfort. Choose convenience. Choose GTSC with Yona Wallet. Yona Wallet. Your money, your way. GTSC. Moving the nation forward. For more information, please call 1124 or 221-1668.
kase diwli lanni maaro lanni fop lanni awa joni mi anda honno gerdeten e ngal ɗo sabu e ngal ɗo Ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapitiki ñawloyoɗen ha humpodire e makko est ce que on noon e warude waɗen noon awa ane koye Ibrahima ma ko on to woni mo Amérique ko Amérique a woni kadi humpitaki fiɓe musidɓe men baluwo baluwo ɓe andanɗa kala ko wawɗa wonde e aduna o si a rewi e juuɗe maɓɓe a jonnay ɗo dépassement o Gambia hara no weeɓi a yahata kadi taw ko mbuɗi ɗi no ƴawi walla no jippi ɓe haalantama ko kala ko falɗa ko sengo ñamete ili nebba maaro basalle pomme de terre kala ko rewi ɗon a hendoto hara no weeɓi kadi wona ɗum ɗon tu ɓe jonnira e mobile phone siko ɗum kadi laptop kala ko wayrode juɓe hay kaspawa ɓe wawma jonnude kadi sa fala humpitade ko weeɓi ƴettu google account ma joni data ton waɗa download app maɓɓe on ayiyay kala ko humpima e maɓɓe ton ɓe weeɓi hama ka wonɗa wo e aduna on kala ko wawɗa a jonnanayi wonɗo ka leydi men Gambia ɗo dépense hara no weeɓi hama si ɗum non fof no neeɓi immoɗen joni mi ɗowtama ka place maɓɓe jana waɗen joni iya heeɓa ko falaɗa waɗen kisam